réseaux sociaux yi Adja Awa yow laay bàyyi nga jiituma studio 5 gel bi bu la neexee yóbbaale ko comme professeur a ngi doog a yegg si bu la neexee nga pàccalal ko ci de comme kër docteur la jógee te moom moo ñu ne balaa ñuy def quoi que ce soit na loxo yi set. voilà mun naa la ko jox. comme ça nga jiituma foofu. man je vais vous rejoindre dans quelques minutes. bu ko defee ñu wéyal waxtaan bi gën ko yaatal. permettre itam téléspectateurs yi dugg ci numéro téléphone yi nga xamee ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi à tout moment mën ngeen ñoo woo ndimbali nag ñaar fukki junni la tàmbalee léegi ku dugg di nga am ndimbal bu toll ci 100 000 ak yi ñu ciy toftal donc yéen rek la ñuy xaar 88 628 22 22 ak 88 628 04 05 88 628 22 22 donc ñu xaar quelques téléspectateurs balaa gën a guddi comme ça ñu jël leen mën leen sédd ci ndimbal yi nga xamee ni ñoo ngi koy joxe di loo xamee ni ak njàppandal la rek ñu jagleel leen ko donc 88 628 99 80 88 628 99 80 wala 88 628 22 22 c'est vrai que Sénégal dëkku solidarité la sànq Fati bi nga tegee reportage bi ci soxna soosu le am na ñu bëri ñu réagir ñoom bébé baas ak yeneen i xeetu baaxkat yoo xam ne nee ñu pare nañu pour jàppale ko comme quoi dafay répondre li ma doon wax ni fii la jaar ci quartier général bi donc du coup defe naa tawatam du neen. voilà. tawatam Pape Cheikh du neen te itam ni nga koy waxee c'est pas la première fois ñuy am genre reportage yu mel nii muy am effet. l'on se rappelle l'histoire maam say Ndiaye ki nga xam ne Rufisque la nekkoon fii la jaaroon Pape Cheikh. mu am nag ay retombées yu baax ay bonne volonté parce que da doon jël jigéen ñi nga xam ne seen yaram dafa neexul mu leen di sang je crois que histoire boobu premier QG la woon. ba mu dem ba am ci calebasse d'or donc kon fii émission la boo xam ne comme ni nga koy waxee askan bi dañ koy suivre ñu leen di remercier nag bonne volonté yooyu muy bébé baas di Pape Maguette nekk fii ak ñeneen ñi nga xamante ne si contact nañu waa Jaxate ñu Sophie Jaxate waaw Pape Maguette Jaxate kor Pape Mbaye étincelle couture macha allah suma waa jooju nga xamee ni bu ma bëggee business class sax mu yombalal ma ko macha allah su may tukki damay nelaw ba dëkk ba ma jëm macha allah waaw macha allah yëpp ci ndimbal la bokk rek macha allah mu ngi noonu Pape Cheikh ñi lay contacter bëri na moi aussi naka noonu de même que Thioro Mbar Ndiaye donc ñuy remercier waat encore une fois Habib Faye bu rédaction bu télévision Futur Média ak Modou Diop ndax ñoom ñoo ñu demaloon ba Kër Massar comme dañu ne toog leen seen kër mënuñu toog gaa suñu kër ñu ngi ci télévision bi mais yenn bërëb yi comme équipe yi ñu déployé foofu ñoo ñu defal reportage yi donc ñuy remercier bu baax a baax encore une fois bonne volonté yi voilà parmi les bonnes volontés am na sunu xarit bu ñu yónnee ay plateau ñamatos rek ñu ñam en attendant xëdd Thioro mën nga jógee foofu nga ne ministère de la santé ndax partie studio bi Thioro Mbar Ndiaye nekk ak Mamadou Ndiaye moom la xale yi tuddee ministère de la santé Thioro la ñu tuddee xemes Mamadou Ndiaye ñu tuddee ko docteur Aloïs Diouf comme ñoom ñaar actuellement ñu ngi buzz donc Thioro je te laisse ce soir de prendre les plateaux et de nous les amener fii ci studio 1 et puis nga toogaale fii Awa Mbaye toogoon donc ñu ngi gërëm bu baax les brunchs de Tima alors les brunchs de Tima ay plateau yu neex yoo xamee ni moo ngi koy defar ci wàllu pâtisserie brunch petit déjeuner ndogu mën ngeen ko woo ci 77 445 27 05 77 445 27 05 donc les brunchs Tima en mode xëdd et ndogu pouvez commander demain on sera ak waa Délice Traiteur ak suñu rak Adja Rama Diaw et bientôt on sera ak Mam Mourake dinañu indi ay ngato ak ñoom xeeru Touba ak ñoom seen xam naa damay bàyyi ba bis booy ñëw parce que ku bëgg xeeru Touba nga Mam Fati moom man xeeru Touba xam nga dama ko bëgg Pape Cheikh bu ñu nee xeeru Touba nag ne Fatick bëgg na ko xam naa du événement wala boog du information tabaski moom lu baax lay def macha allah donc voilà quoi li fi maam bàyyi woon ñu koy gën a wane donc occasion la aussi ñu gën ko xam parce que xam nga temps yi comme mburu dafa xaw a manqué wala boog rang ci mburu yi dafay jafe ñoom bañ a dugg ba ñoom xeeru Touba ak ay ngato yu baax la ciy doon bu ma benn faaleen simi nag voilà en tout cas yu baax yi daal on vous les offre ci télévision
télévision Futur Média donc gaaw leen ak seen ay woote donc ñu ngi gërëm bu baax les branches de Tima Coro gaawal xam naa ni yaa ngi ñetti escalier yi pour ñu fekk si ñu ci plateau bi bàyyil Moodu foofu am na place bu disponible puisque Adjaratou Awa Mbaye déjà elle est en place ak ki nga xam ne ni moo di professeur Daouda Ndiaye naa leen rejoindre léegi ni yow sas loo ci bëggoon wax da nga ci bëggoon sànni ay kàddu wala. waaw li ma bëggoon wax rek mooy loolu moom day nekk la nga xamante ni lu am solo la dafa am ku fi rotal benn laaj di laaj ne soxna ñaata at la mën a toog ngir mën a muñ bu fekkente ne borom këram yàlla dafa dogal mu sori. loolu moom li si borom xam-xam yi wax li ëpp li ñu wax te mu gën a sax mooy ñeenti at. bu toogee ñeenti at léegi moom mooy choisir bu fekkente ne mën na muñ mu toog muñ bu fekkente ne mënal muñ après ñu seet nu ñu def rek mais l'islam moom boobaa li may wax rek lépp loo gis Baye Cheikh yàlla daf ñu si bàyyi ak suñu cëggal guy si lu bëri am na la nga xamante ñun ñoo koy décidel suñu bopp yaay décidel ki nga bëgg sëyal bu fekkente ne yàlla tudd na seen diggante bu fekkente ne itam dem dafa war a am bu fekkente ne waxtaan ngeen ba juboo rek loolu l'islam amul dara lu mu siy wax si ñaari way dencante rek lay aju Baye Cheikh. voilà muñ moom lu am muñ rek ça veut dire que metti na. waaw muñ moom faaw ñuy sàlloo ak moom. ndax yàlla comme li may wax rek bi mu ñuy sàkk waxul woon ne jafe-jafe du am mais dana woon jafe-jafe dina am mais dinaa jàpp si combat bi. yàlla ni muy jàppee si combat bi rek mooy ñuy muñ te di tàllal ko ay loxo waaye itam boole si ak sabab lu bàyyi. te jeeg ji ñoom mënatuñoo muñ yooyu de. dañuy faaw ñuy muñ. apprendre ou à laisser rek. faaw ñuy muñ elles sont graves merci beaucoup yaa Oustaz je rappelle que question yi dafay continuer ci réseaux sociaux yi Adjaratou Awa Mbaye yaa ngi déjà en place ak professeur Daouda Ndiaye nous sommes tellement contents de le recevoir ci plateau bi daf ñoo sori woon lu ci ëpp dañ daan def ak moom visio télétravail ci semaine yële waaye tey lii mënta ñàkk ci ay questions yu bëri yoo xamante ni sénégalais yaa ngi koy posé et je répète ma phrase feebar bi dafa bëri ay zone d'ombre loolee dina ci indi ay leeral professeur di koo xamee ni sénégalais yëpp ñoo ko war a sargal ci taxawaayam biir organisation mondiale de la santé ci ay mbir yoo xamee ni defar na ko ngir jàppale africains yi ak dëkk yu bëri ci moytandiku li nga xamante ni moo di paludisme maanaam sibiru tey taxawaayam dañu ko teel a remarqué bi crise bi tàmbalee polémique bi amoon ci chloroquine bi taxawaayam ci li nga xamee ni moo jëm ci test yi nga xamee ni gouvernement bu Sénégal ak ñi liggéey kër docteur ñoo ngi ci bopp ba tey mais tey on est très content dañuy nuyoo rek doog a tàmbali waxtaan bi Adjaratou Awa Mbaye donc professeur merci ci teewaay bi gërëm la ci disponibilité bi encore amuñu sa fay lu ma bëgg a wax ci gërëm rek dama koy xeeb tellement dañu kontaan ci sa disponibilité par rapport ak sunu ay programme xanaa rek très rapidement ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi laataa ñuy dugg ci waxtaan bi ba leen di fekk si foofee ca studio 5. C'est bon Pape maa ngi lay fay Pape maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu fi toog tey di ci émission bi. di nuyu mbokku téléspectateurs yi di nuyu mbokku Sénégal. bi ma toogee ci fële ci salle bi dégg naa am na ñoo xam ne ñi ngi fii. ñoo xam ne seen i waa mbokk la ñu wàññeeku. ku mel ni professeur Samba Gueye. soxnaam defe naa noonu la ak képp si waajuram bu jigéen. ñoo xam ne wàññeeku nañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana. ci barke weeru koor bi. macha allah donc en tout cas am nañu bànneex bu baax a baax ñoo toog fii parce que duñu lay suivre. et puis di la féliciter également ci émission bi di la encourager. nga gën a góorgóorlu te xam ne yaa ngi ci yoon bi. incha allah di remercier également ñëpp ñu fi toog di nuyu Adja Awa. koo xam ne yàgg nañu jokkoo ci lu bari. en tout cas di également nuyu borom kër gi Youssou Ndour. macha allah alors kon Adjaratou Awa Mbaye le temps ma leen di fekk si fa ngeen ne ci studio boobule mën nga tàmbali waxtaan bi. juste rappeler que Thioro Mbar Ndiaye am na gëstu bu mu ci def. ki nga xam ne moo di Maymuna def na ci itam ab gëstu dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi permettre Mamadou Ndiaye itam mu taataan question yi nga xam ne moo jóge ci internet yi Mam Fati itam ngi fi Oustaz Assane itam ci ay question yu am solo lépp rek ñu bëgg sensibiliser sénégalais yi ci li nga xam ne ni moo di Covid 19 bi ñuy ñaan mu jóge fi ci nu mu gënee gaaw Adjaratou Awa Mbaye. kon Pape Cheikh gannaaw ba ma nettoyé samay loxo ba pare ma sol sama masque gannaaw ki ñu dalal moom itam dafa sol masque am professeur Daouda Ndiaye kon bàyyi kon ma def nii professeur nii la am noonu la nii la ma xëcc ko nii. waaw léegi da ngay jël léegi tige métallique bi moom mooy nekk nii ci kaw. da koy bës. dama koy bës. ba mu épouser bakken bi. waaw comme léegi muur na bakken bi muur na gémmiñ ji.
est-ce que yaakaar nga ne baax na. yolomul waaw toog na. waaw kon baax na léegi bu ko laalanteeg sa kanam fii nii. masque bi ci kanam. bu ko laalanteeg sa loxo. parce que mën nga ko contaminer. ndax dañuy bañ yenn saa yi may wax soxla. bëgg ñu dégg ma wàccee masque bi. te loolee day tax maanaam ay risque lay indi. tout à fait. léegi professeur bu ñuy wax ci feebar bi. boobu léegi ñu ngi wax coronavirus. tey ñàngat li boo xëyee suba dégg ñu naan ay 60 cas 50 cas depuis ñeenti fan juróomi fan. tey loolee bett na la am bettu la. bon mënuñoo bett. mënuñoo bett parce que situation boo xam ne dañ ko doon xaar. dañoo nekk ci période bi nga xam ne phase ascendante la. mooy feebar bi mi ngi yokku. mooy loo xam ne la tey normalement loolu moo mën a am parce que tant que egguñu pic bi. cas yi day yokk. cas yi day yokk ba ñu egg benn pic bi mu soog a commencé wàññeeku. liñ ci xaw a seetlu ci fan yi ñetti fan yi mooy dëgg la. nombre de tests yi yokku na. et ça lañ prévoir nañ ne que bu ñu yokkee nombre de tests yi par rapport fi Sénégal tollu tey. ak àdduna. c'est normal nombre de cas positifs yi dañu yokku. donc loolu du lu ñu xaw a bett parce que loolu la ñu doon prévoir très souvent. li ci am rek mooy on a vu également que nombre de guéris dañu wàññeeku. loolu mooy liñ ci gën a gis. te ci yu mel nii doo wax nombre bi c'est important mais proportion bi ngay xool. boo xoolee proportionnellement. entre le nombre de cas nouveaux confirmés et le nombre de guéris dafa commencé taweeku et surtout que également on a vu également jéego bi nga xam ne cas communautaire yi nga xam ne dinañ ci waxtaanaat léegi gis nañ ko fi et surtout également cas importé boo xam ne même bu dee benn la gisaat nañ ko mais surtout également liñ ci seetlu également loo xam ne du luy yombal xeex bi mooy les décès à domicile parce que loo xam ne la donc paramètres yooyu daal moo ko xaw a lëndëmal tuuti par rapport ak décès à domicile yi par rapport ak différence bi entre les cas guéris et les cas nouveaux mais également le cas importé loolu mooy liñ ci xaw a seetlu mais par rapport à la tendance du lu nga xam ne jaaxal nañu parce que coronavirus feebar la boo xam ne ci ngelaw ci nooy lay jaare donc wàll bi dafay gaaw donc te tout dépend maintenant ci nu ñuy dundee ak ni ñuy nekkee moo tax loolu mooy joué donc boo gisee nombre cas yu bëri moo wane ne donc y a quelque part am na ay rassemblement yu ñu am ba léegi te rassemblement yooyu mooy wane vitesse exponentielle bi am di xalaat ne en tout cas li xew ci dëkk tugal yi moom lañ fi gis ba tey rek mooy progression exponentielle bi di ñaan yàlla également ñu maîtriser ko le plus rapidement possible pour le bien-être des populations sénégalaises. professeur si loolu sax am nañu ne test yi buñ ko gënee yaatal ñi feebar ñi ngi ci biir askan wi looloo tiital nit ñi ndax test yi yokk nañ ko lim baa ngi gën a yokk am ñu ne am na ñoo xamante ne ñu ngi ci biir askan wi feebar nañu te xamuñu ne feebar nañu te ñu ngi wàll. tout à fait parce que depuis que ñu dugg ci cas communautaire. mooy lan la cas communautaire wundu et puis également ak lan lañ ci war a ragal ak lu ñu ci war a ragal parce que li may njëkk ko wax avant may ñëw ci mu ngi ci dëkk bi ou pas dama gis tey ñu comparé nit ñi gis ne cas communautaire dafa mel ni mooy cas bi gën a grave en termes de symptomatologie ak cas contact mooy wax doomu aadama yi cas contact ak cas communautaire li leen di wutalee mooy bii di cas contact xam nañu remonté nañ ko ba xam ki ko jox ba cerner leen cas communautaire bi xamul ko fu mu ko jëlee loolu mooy différence bi mais waruñoo mënee ne cas communautaire am ne dañuy daw dëkk boobu dañuy daw nit ñooñu li ci am ci cas contact risque bi fi am ci le plan clinique moom exactement sur les cas communautaires donc il faut que ñu relativiser un peu par rapport ak nit ñi cas communautaire ou cas contact ñoom ñëpp ay malade lañu cas la c'est-à-dire que bu ñu déggee benn dëkk ñu ne cas communautaire ñu ne dañ daw dëkk bi non cas la faj bi benn la leneen li leen la maintenant li ci am mooy cas communautaire yi li ci am ba am solo mooy xamuñu fu ñu ko jëlee loolu mooy différence bi mooy gëstoom dafay metti moo tax ba foo dégg cas communautaire ci gox mooy wane ne ki ko am xam nañ ko nàkk la mais am na ñoo xam ne amuñu ko am na ñoo xam ne am nañ ko te xamuñu leen mooy dafa am ñetti nit ñu fa nekk koo xam ne mi ngi ci dëkk bi mu ngi koy porté te feeñagul ci moom ñi nga xam ne ñu ngi phase d'incubation koo xam ne am na ko feeñ na am nay mandarga yu feeñ ci moom mooy ce qu'on appelle
les malades. ñoo xam ne am nañu virus bi te feebar nañu. am na ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. mooy am nañ doomu jàngoro bi mais feeñul ci ñoom. donc mooy heure bu ñu ne cas communautaire am na rek mooy nañu nangu ne képp koo jàkkaarlool ci dëkk bi. jàppal ne mën naa am na jàngoro bi yow it mi jàkkaarloo moom jàppal ne am nga doomu jàngoro bi ba bañ koy testé ba bañ leen di testé la wala xool. donc moo tax léegi test yi am na solo. bu tolloo fenn surtout au niveau des cas communautaires ñu ngi koy tuddee ci cas index boo xoolee li coronavirus xaw a bette nit ñi. jàngatewuñu li fi yeneen feebar yi defoon parce que épidémiologie ak santé publique très souvent maladie yu bëri yu wàlle yu bëri dañuy bokk ni ñu leen di xeexee. du loo xam ne dafa am lu bees luñ ciy indi. wala luñ comprendre ce qui fait que dépistage massif am na solo. c'est extrêmement important. mais ban dépistage massif la ñu war a def. parce que dépistage massif mooy jël ñëpp xool leen. sur le principe c'est extrêmement important. mais il y a ce qu'on appelle la faisabilité ak les possibilités de le faire. ministère de la santé tey suba sax xam ne loolu mënul nekk ndax moyens yi nekk fi. ci laay ñëw parce que moyen du sax moyen financier très souvent. pour ñu ne dépistage massif dafa mën a am d'abord il faut que ñu xam ne bu dee kon nañ ko def pour tous les Sénégalais. doomu réew mi yëpp. képp koo xam ne war nañ la seet si. dañ la war a mën a faj tout de suite. parce que mooy lan mooy fekkente ne def xool nañ la léegi dans les minutes qui suivent war nañ la mën a faj. parce que buñ la bàyyee nga dem. amuñu nit ñoo xam ne mën nañoo wër Sénégal def ko en 24 heures. parce que waruñu ko jël dans la durée. donc il faut nga am test boo xam ne ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide. mooy fii ak fukki minutes wala fanweeri minutes yow fi nga toog bu fekkee am nga jàngoro bi dinañ la faj wala ñu am nu ñu def ak yow ba nga xam ne doo mën a en tout cas dañ la mën a gérer. bu loolu weesoo il faut ñu am garab boo xam ne leer nañ ne bu ñu ko joxee nit ki dina rey virus bi. troisièmement mooy boo xoolee nit ki ci suba awa. te test yooyu mooy amaguñ ci homologué yu ci bëri sont des tests immunochromatographie immunosérologique. c'est sérologique mooy ci anticorps yi lay basé wu mais sur le plan antigénique mooy ci virus bi. amaguñ ci homologué. donc loolu dafay poser problème bu njëkk bi mooy. boo jëlee Sénégal yëpp nga testé leen tey. déjà mënut a ne du mën a nekk. bu ñu génnee ci ngoon si dem fekkee nekkuñu en phase de confinement nit ki mën nga ko testé si suba si mu génn dem doxi soxlaam ci ngoon si. ñëw indaale ak virus bi te xamu ko. donc tu es obligé de reprendre également tous les tests continuellement. te képp ku positif. tey bu ñu ñëwee ñaanuma ko yàlla mën nañu ne Sénégal 16 millions la. ñu xool lu bëri positif. est-ce que système ñun am nañu jumtukaay yu ñu leen mën a gérer. wala suivre leen. te bu boobu te mënoo am droit faj xool nit ki mu am lu ko am doomu jàngoro te defoo lu ci war. moo tax li ñuy préconiser mooy loo xam ne leer nañu àttan nañ ko mooy le dépistage massif circonscrit par rapport au cas index. cela veut dire quoi mooy bu weesoo ñi nga xam ne gis nañu ne ñoom suivre nañ leen mooy cas contact laale nañ ak doomu jàngoro bi. mën nañ dem un dépistage agressif. mooy au-delà des cas ñi nga xam ne laal na leen gox bi ñu jël wala muy quartier mu lu mun jël. wala ay kër yu ko yu wër cas boobu. surtout les cas communautaires yi nga xam ne mënuñu leen tracer. ñooñu mën nañu jël élargir rayon de test bi. mooy au lieu ñu ne ok kat laale na ak man. ci feebar jàpp am naa ko déedéet. dañ ne awalaala nag man am dañu ko testé mais Pape Cheikh bi ñu koy testé moom nekk fi parce que nekku foon mais dañuy testé ñëpp parce que mën naa man nekku ne Pape Cheikh moom ko wàll te xaw ma ko mais buñ nee moom yow laa mais duñu xool yi lan fan laa ko jëlee moo tax foofu la dépistage massif yi am solo te tous les cas bu baax dañ leen mën a gérer suivre leen ba def li ñu ci war a def defe naa loolu moo gën parce que sinon li ñu ci mën a am mooy buñ nee dañuy def fépp dañ dem ba attanuñ ko te buñ ko attanul lépp looy commencé da nga koy mën a eggali. loolu mooy loo nga xam ne en général pour les pays africains. non seulement attanuñu sur le plan logistique mais surtout le plus important je l'ai dit test la boo xam ne pour ñu am ko bu confirmer que kii am na ko tout de suite homologué efficace à 100% comme les tests de laboratoire parce que foofu dama koy préciser. test bi nga xam ne moom ngay utiliser mooy test boo nga xam ne la li ma am ci laboratoire bi man moom la mën a jox te loolu jotaguñ si professeur lu jëm ci askan wi ñoom bu ñu déggee ne wàllante bi gaaw na dañuy tiit wàllante bi ndax mën nañoo dellusiwaat dëgg-dëgg wàllante bi fan lay jaaree ndax bërki démb wax nañ ne commerçant yi ñoom ñoo ci gën a bari ci cas communautaire yi waaw te am na ñu commencé wax ne weccante xaalis bi ku nekk ngi naan Modou Diop ma nekk ca
marché ba delloo woon na ma xaalis ba téye naa ko. tëfli ñi tëfli ci mbedd bi. donc loolu ay jafe-jafe la ndax mën nga dellusiwaat ci façon bu ñu koy wàllante. wàllante bi moom liñ koy waxee boo dafa am ñaari wàllante. bu njëkk bi mooy boo xoolee ñu naan leen distanciation sociale distance réglementaire. bu fekkee man te jàkkaarloo na Pape Cheikh. li tax c'est important ñu naan distance réglementaire 1 mètre bi. mais nañu jàpp ne distance réglementaire 1 mètre bi bu fekkente ne en réalité dans benn espace bu confiné la. foofu même 1 mètre bi day xaw a doy waar. 1 mètre bi mooy fekkee ne fu aéré la. ci mbedd mais bu ñu nekkee ci confiné. foo xam ne ngelaw doxul dara doxul. même 1 mètre bi dafay même 1 mètre 50. dafay tuuti moo tax foofu ñu naan porte parce que lu tax muy tuuti. ñun ñëpp li gën a yomb man dañuy seetaan film boo xam ne da nga am ay film boo am neige. su ma dend ak Pape Cheikh nii wala ma dend ak yow. su ma waxee sax da ngay gis ne sama gémmiñ day saxaar. saxaar buy génn. mooy am na luy génn say gémmiñ ay gouttelettes ay pepp ndox. yu ñu dul gis. wala ngay sëqat wala ngay tissooli mu génn. loolu moom mooy li yor virus bi. mooy transmission aérienne la par voie respiratoire. donc bu fekkee ne Pape Cheikh boo xoolee ci film yi dinañ dem ba 1 mètre saxaar si ni muy génne te du saxaar. ndox bi génn ci yow la seddaay bi di congelé xaw a congelé. mu nekk benn lu. benn moo tax mu mën a feeñ sax ndax seddaay bi. mais sinon doo ko gis. donc bu fekkee ne nekk nga ci réew boobu man su ma ko dendee dama immédiatement. Pape Cheikh da koy jël. te comme am nañ nangu nañ ne amagul koo xam ne am na immunité boo xam ne du ko am. xanaa ku nga am ñàkkul ne du ko amaat mais koo xam ne amul prouvé ñu scientifiquement que amul am immunité. donc kooku dina ko jël. mooy bu direct bi transmission directe bi. mën na jaare say bët mën na jaare sa bakken mën na jaare sa gémmiñ dugg sa put. dem ci dënn bi. foofu lay defee. boobu mooy bi gën a gaaw bi. beneen mooy moo tax ñu naan la sol masque bi te dinañ ñëw pourquoi li tax ñëpp war a sol masque. ak ban masque leen. beneen bi mooy. nuyonte bi li tax mu am solo tey su ma tisoolee si sama loxo wala ma sëxat def nii sama loxo parce que ñun man mii di wax ak yow ñu bëri loolu lañu tàmm ma tëx tisoolee fii wala ma laal sama gémmiñ wala ci lu mel doon ci lu laal loolu man loolu dama koy def ci sama loxo def naa ko sama loxo lépp lu ma laal muy sama caabi muy sama portable mooy lu ma mën a laal mooy teg ko fenn fi bu fekkente ne keneen ñëw na laal ko def ci loxoom bu jëlee loxoom teg ko ci xar kanamam rek virus bi da koy dugg. virus bi diggante bakkan ak gémmiñ. je dois rappeler également boobu mooy li ñuy gëm ne comme virus bi li mu waneegul dafa bari. te parce que au départ c'était une zoonose mooy maladie boo xam ne la jàngoro boo xam ne mala moo koy joxe. mu dem ba ci biir mu nekk anthropozoonose. mooy mala moo ko jox nit. ban yoon la ko jaare yomb ñu xam ko di ma xamuñu ba léegi exactement ban mala la mais dem na ba nga xam ne ni rek nit la donc bu fekkente ne man tey jëf naa ko sama loxo ma nuyu la wala nga laal foo xam ne laal naa fa yow dañ koy jël maniporté da nga koy jël sa loxo dugal ko sa biir gémmiñ wala sa bakken wala lu jël sa bët mu dugg la ce qu'on appelle la transmission aérienne mais indirecte moo tax c'est vrai que am na ñu exposé ci Covid bi il faut ñu xam ko mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër docteur et c'est pourquoi c'est important ñu leen di gën a bàyyi xel gis naa ñu bëri ñu ngi jox maye max dinaa ñëw ci yenn yi mais ñu sóoraale que kër docteur tey lépp lu ñuy def ci wàllu protection muy matériel muy équipement nañ leen ci sóoraale ñoo ko gën soxla parce que tey amatul kii ci dëkk ci structure bi c'est uniquement pour le Covid du moment où cas communautaire la nee naa képp kuy dox mën na am ci jàngoro bi encore une fois ko feebar mën na am feebar boo xam ne laqatu na si biir ba nëbb Covid bi ñu foofu loolu gën a fës donc ñu leen di sóoraale ci matériel bi ak lépp donc bu loolu weesoo également moom moo daal wax c'est-à-dire que kii jaay ki kooku il est exposé ñooñu dañoo exposé parce que damay gis nit ñi naan commerçant yi virus bi demul fenn ñun ñoo ko fa yóbbu donc ñun ñoo ko yóbbul commerçant bi te man kenn nettalu ma gis naa sama bët dem naa fu ñuy jaayee fruit mu den ak ay kuy jaay légume mais ñenn ñi dañoo war a bàyyi ñiy jaay ñuy laal fruit ñuy jaay légume laal légume parce que da ngay gis ku ci nekk ñëw di laal pour xool ndax da nga ko fay bàyyi dëgg la da nga ko fay bàyyi donc transmission yooyu moo am moo tax léegi comme yooyu moo am principalement loolu la ñu xam parce que loolu la ñu yaakaar essentiellement loolu la et ce qui fait que tey tout le monde est susceptible de faire le coronavirus absolument parce que masques yi je sais pas damay bàyyi foofu nga laajat wala la mais li tax masques yi am solo masque bi dafa bokk ci mesure barrières yi mais
il faut que ñu xam ne benn la ci yeneen yi du loo xam ne ñëw na ñu ne yeneen yi amatul solo. dafa mel ni sax Sénégal léegi masque yi la nit ñi di gën a wax fàtte nañu raxas loxo yi. moo tax c'est extrêmement important ñu koy rappeler. parce que aussi nit ñi parfois dañ dul xam. il faut ñu leen di fàttali. parce que bu ñu xëyee ne leen léegi port de masque obligatoire pourquoi port de masque obligatoire tey parce que comme mi ngi ci communauté bi. te ku ci nekk mën nga ko wàll sa morom. pour ñu mën a am barrière parce que tey man su ma solee masque awa. te boo xoolee tey masque yi dafa bëri façon am na masque chirurgical comme bi nga sol. am na masque FFP yi ma sol moo nga xam ne am na 1 2 3. am na aujourd'hui ñëpp mënuñu am loolu parce que loolu je plus souvent kër docteur yooyu doon. ak malade yi nga xam ne ñoom la ñuy hospitalisé pour loolu. bu dee chirurgical bi la. parce que chirurgical bi day tax ki feebar du mën a génne jëfi mu génn du wàlle. da koy téye kii. mën na la aar comme mën nga aar keneen parce que chirurgical bi kii opéré moo tax ñu ne chirurgical ñoo koy formé pour bañ a génne li nekk ci gémmiñam ci keneen gi. maintenant comme ñëpp mënuñoo la loolu. ñeneen nañ ñëpp port masque obligatoire. li am solo ma ciy préciser gis nga bu ñu nekkee fenn gis nga masque bi. protection absolue amul. surtout tey masque yi ñuy jël mooy masque en tissu yi. waaw kay léegi ci masque en tissu xam nga bu nekkee chirurgical bi xam nga njariñam bu nekkee FFP2 bi xam nga njariñam mais dafa am lu ci dolleeku maanaam Sénégal dañu commencé di ñawal suñu bopp suñuy masque yooyu ndax baax na am baaxut. mais moi je l'encourage dama koy encourager parce que lii mënatuñ ko am importé. léegi c'est ku ci nekk sa dëkk nga koy bëgg a gérer. donc il faut que nit ñi sol dara. am lu ñu sol aujourd'hui même ku nit ki amuloon masque dañ ko doon defal mouchoir sa gémmiñ. mais masque yi am na solo mais masque yi du protéger comme il le faut. mais pour mu am efficace il faut que ñu xam ne masque bi. du ñàkk am lu génn. comme du ñàkk am lu dugg. mais lu muy am mooy dafay ralentir vitesse bi wala ak distance bi. c'est-à-dire que su ma solee masque normal masque tissu nii am na solo. parce que fi mu waroon demee 1 mètre bi. mais da koy kase. ci côté bi rek lay am parce que day wàññi possibilité de transmission bi. maintenant bu fekkee man sol naa ko. te moom solu ko. dafay nekk un problème entier. pourquoi parce que man maa ngi aar. sama bopp di aar lu mu génne. mais bu fekkee ne Pape aarul boppam. dafay mel ni tey barrière bi rompante nañ ko. donc day efficace masque en tissu yi bu fekkee te ñëpp dafa doon nañu ko. c'est pourquoi masque bi. ak lavage des mains bi. c'est extrêmement important. avant le port de masque et après le port de masque. parce que même masque yi am na nu ñu koy summi am na nu ñu koy solee gis naa ko def ko léegi. ñu xam également que bu loolu weesoo. il y a des éléments extrêmement importants yoo xam ne moo tax nga gis probablement lañu gis tey. bu weesoo distanciation sociale bi. bu weesoo autoconfinement bi mooy toog sa kër boo demul feneen. parce que amul barrière boo mën a teg. mu wax la ne à l'absolu boo demee doo koy daale. bu ci weesu mooy boo xam ne dañ ne fu la amee lu la metti wala lu la jaaxal. nga woote kër docteur. bala ngaa dem pourquoi bala ngaa dem parce que tey li ñuy bañ mooy nga wàll. ki nga fa fekk wala ñi ngay romb ci mbedd bi ñi ngay tasanteel ak ki la yóbbu. mais tamit professeur yaakaar ngeen ne bu ñu demee ba ci kanam bu cas yi gënee bari nit bu wootee 15 wala yeneen numéro yi dinañ ko fekk si defal ko analyse. et c'est pourquoi pour les pays africains on a dit. Afrique attanul ko Covid-19. attanu ko de àll bu ñu àgg fu solo. moo tax il faut que ku ci nekk def li nga war a def. autorité yi. def li ñu war a def population bi def lu ñu war a def ku ci nekk li la war nga def ko par rapport à ça parce que bu ñu demee ba egg benn nombre bi man gëwuma ne mën nañ la jël benn en charge te bu boobaa dina jaxasoo et c'est pourquoi ces moments encore une fois appui bu mën a am ci institutionnel bu autorité yi muy hôpitaux yi muy nit ñi ñu def ko parce que c'est important nit ñi aussi ñun aussi lépp lu ñu war a mën a dox ñu dox ko pour aar parce que combat la boo xam ne yaa que l'union moo ko mën a gagner bu ñu nekkee ensemble ñoo ko mën a gagner bu ñu ko def loolu duñ ko mën a gagner waaw. voilà c'est ce que disait Awa Mbaye tout le temps ak Fatou Kiné combat bi combat wu ñëpp la. ñu dem ci beneen studio bi fekk fa ñoom Corok Fatek Maymouna ak Oustaz xam naa ne am na ay questions yu bëri yoo xam ne ni bëgg ngeen ko laaj. professeur Daouda Ndiaye et internautes yi itam ñu ngi réagir depuis sànq parce que affaire bi daf ñoo jaaxal xeetu jaaxal boo xam ne man par exemple li ma jaaxal mooy am na yeneen jàngoro yu fi ne. yu gën a garaaw sax coronavirus. extrêmement important. gis nga loolu Pape. parce que il faut ñu xam ko. c'est-à-dire que corona bi moom mooy problème bi. mais am na yeneen feebar yu fi nekk. awa xam nga li ma la wax. buñ ko fàttee. bu corona bi jeexee on va avoir des problèmes. et c'est pourquoi aussi je dois saluer lenn.
je sais que depuis 3 semaines. njiitu réew mi woo na ma boole ma ci ñi nga xam ne ñoo koy xalaatal ci Covid 19 bi. parce que dañ dem ba ci biir xam ne yëf yi il faut que ñu toog ñi ko war a toog waxtaanee ko. et loolu noonu bokk na ci nga xam ne ñu ngi koy xaatim bu weesu rek Covid 19 bi. tout ce qui est maladie yi nga xam ne dafay xew. dañ koy gérer. mais également post Covid. parce que li ñuy bañ aussi li ñu bett nii. mu bett ñu suba parce que boo xoolee tey tout le monde sait que nos structures c'est l'Afrique n'était pas bien préparée. on n'a pas les moyens. il faut que ñu préparer ko. la nga defaroon sax Afrique amul njëgam ci paludisme bi. dëgg la. et nit ñaa ngi faatu lu bëree bëri donc il faut que ñu sóoraal loolu parce que xam ne nag priorité bi fu mu toll nii mooy Covid 19. mais bu ñu fàtte yeneen feebar yi. yeneen maladies chroniques yi. yeneen et cetera paludisme baa ngi fi. tuberculose baa ngi fi. HIV baa nga fi. problème wasin yaa ngi fi. lépp a ngi fi. priorité bi moom Covid 19 la. mais ku ci nekk nañu xam ne et loolu c'est beaucoup plus par rapport au système bu ñu fàtte yeneen feebar yi. population bi moom nañu fexe ba ñu dundal leen ci lii. parce que loolu mooy priorité bi. mais c'est un excellent point Pape boo xam ne ma ci doon bëgg a jeg parce que pour man sinon rek après dinañu def leneen li nga xam ne moo ñu topp te du. parce que da ngay gis nit bu amee ay feebar yu garaw war dem kër docteur pour suivre traitement wam mais malheureusement day sax ragal soit ragal ndax Covid 19 soit day bañ dem ñu ne ko da nga ko am wala sax du bëgg a dem day toog ba finalement indil boppam loraange parce que bëri na ay nit yu ñuy dégg fan yi ñuy faatu Covid 19 reyu leen waaye wóor na ma ni ci sama xalaat bu gàtt akub càggante am na ci bañ bàyyi xel ci yeneen feebar yi et ça peut être grave. yeneen feebar yi dañ ci war a bàyyi xel am na sax ñoo xamante ne boo di yóbboo yenn signes yi professeur doon nañ ko wax bi feebar bi doon commencé l'hôpital sax comme amuñu woon moyen boo demee sax dañ naan la wooteel 15 te ñëpp ñu ñëw du nekkul ne Covid 19 moo leen indi. te loolee dafa mel ni Covid 19 dafa ñëw wane nag ne jafe-jafe yi mu fi fekk. yëpp a ngi nii ànd ak Covid 19 kon maanaam li nga xamante ne moom mooy wàllu wér-gu-yaram ay jafe-jafe neen la. moo tax comme ça je l'ai dit je le répète. aujourd'hui man am naa yaakaar. parce que ñun ay chercheurs lañu ay spécialistes de la santé lañu. bu ñu demee ba le premier responsable muy le chef de l'État jël engagement toog ak ñun. nañu lépp lu ngeen ñu proposé dinaa ko def. loolu ça veut dire ñun tey man en tout cas moi aujourd'hui am naa yaakaar. aussi bien pour Covid 19 bi que fu ñu jëm parce que loolu lañ doon xaar par rapport à ça parce que sinon c'est pas possible que ñuy continuer toujours di daw ci affaire situation. Covid 19 bi daf ñu war a permettre tey. ñu mën a régler lu bari ci Sénégal. en matière de santé et je suis optimiste par rapport aux directives yu nga xam ne ñu ngi koy teg te loolu lu ñuy saluer la. parce que parallèlement comment on parle de vous ak ñiy liggéey ci kër docteur daaw ñu waxee nii médecins yi aides-soignants yi docteurs yi daaw ñu leen waxtaanee nii ñu leen di waxtaanee donc je pense que xëj na ñëw na indi na ay gàllankoor waaye parallèlement itam dina jur ay saafara yu bëri ci façon bi nga xam ne nii dëkk yu amul doole comme Sénégal noonu la seen hôpitaux yi ak ña fay liggéeyee di demee ndax yenn saa yi nga feebar dem ci hôpital fekk hôpital ba gën a feebar sax malade bi yooyu yëpp yàgg nañu ko kaas ci télé yi donc c'est le moment où jamais ñi ci war a jàpp ci ba nga xamee ni hôpitaux yu Sénégal yi dinañu am comme ñoom ni ñu ko tuddee plateau médical bu baax parce que xam-xam baa ngi fi la preuve professeur Daouda Ndiaye dëkk bu ko am jël voilà donc ñu dem ci beneen plateau bi fekk fa ñoom Fati bu ko defee ñoom it ñu taataan seeni question en attendant de retrouver internautes yi Sadou Samb it mu ngi wàcc pour àggali ni mu ñuy bëggalee tey ci guddi gi Fati Thioro Maymouna Yaw Saas Mout Ndiaye aca Pape Cheikh ñuy jaajëfal bu baax nag suñu invité muy professeur Daouda Ndiaye nekk spécialiste de la santé Pape Cheikh moom bokk na ci tey man su ma comprendre lu ñu naan cas issu de la transmission communautaire parce que bi ñu ko njëkkee dégg moom lañ jël en direct ci télévision Futurs Médias mu expliquer ñu ko ci lu simple nga ba ñu comprendre que man professeur Daouda Ndiaye nag bëggoon naa ñu dellu siwaat ci feebar bi ak ñi muy sonal ndax bu njëkkoon wala boog bi muy tàmbali ñu ngi doon dégg ñu naan mag ñi lay sonal ba léegi bokk na ci mais tey ministère de la santé dañu dégg aussi ñu ne ndaw ñi aussi mi ngi dugg ci biir à partir de la trentaine donc loolu nag day indi njàqare ñu dellu siwaat aussi ci sensibilisation bi ndax Sénégal bu ñu àggee barre des 1000 ñaanuñu ko yàlla lan mooy conséquence bi instant yi nag waruñoo daw dara ndax bu njëkkoon dañ doon wax naan 1 cas 3 cas 6 cas mujj ñu naan 60
3 cas communautaires 2 cas communautaires tey ñu ne 64 50 cas contact 14 cas communautaires donc cas la ni ko Awa di waxee waaye itam daf ciy baax ñuy taxaw di def lu jëm ci wàllum sensibilisation bi ma daanelee juste rek ci li nga xam ne moom mooy traitement ak coow leeg wax yooyu hydroxychloroquine déggoon nañ ko tey ñu indi beneen muy artémisia fekk suma juumulee yaakaar naa prononciation bi noonu la professeur Daouda Ndiaye yow spécialiste de la santé que nekk nga chercheur ñu bëggoon rek ci sa xalaat ci point yooyu la. d'accord premier point bi fàttali ma premier point bi Fatou. mooy juste lu jëm ci wàllum ñi muy sonal. ñi muy sonal bu njëkkoon mag ñi lañ doon wax mais tey bi ñu déggee professeur Ablaye docteur Ablaye Bousso mi ngi wax lu jëm ci wàllum ndaw yi mu commencé di faagaagal. c'est bon. waaw merci beaucoup Fatou di leen remercier ci ngi leen di suivre bu baax di leen féliciter également. oui c'est vrai que boo xoolee jàngoro bu mu mën doon Fatou. surtout les maladies infectieuses. dafa am lu koy xeex suñu yaram dafa ñu tudd ay soldats mooy ñuy wax immunité. bu fekkente ne sa yaram amul soldat yu dëgër wala amagul soldat yenn jàngoro da lay sonal te ñëpp nangu nañ ne bu fekkee da ngay dem ba yegg benn âge yi say soldat day commencé wàcc say dooleem dañuy wàññeeku. c'est-à-dire que li la doon aar amoon doole xam nga déggoo ñu ne la mag rek feebar la. li nga mënoon démb mënatuloo ko. te du question cër yi rek de même ci plan immunité même ci lay aar ci feebar day doon. donc kooku ñooñu lépp lu leen laal ci waaru feebar surtout maladie yu wàllee. infection daf leen di gën a daf leen di gaaw a sonal te ñooñu lay gën a mën a indil problème bu loolu weesoo également xale yi surtout xale yi tout tànk yi ñooñu seen immunité développé gul seen soldat jógagul ba am doole ñooñu aussi gis nañu ne yenn feebar yi da leen di sonal lu ci bëri da nga maladie yi da nga naan les enfants de moins de 5 ans les enfants de moins de 10 ans et cetera daf leen di sonal mais li ci am solo ba am solo aussi également ñu xam ko mooy maladie la boo xam ne amul immunité total donc képp kuy doomu aadama mun na la laal am na groupe vulnérable on les appelle les groupes vulnérables mooy mag ñi surtout ak ñi nga xam ne am na ñoo ne jàngoro yu ñuy woyaale bu fekkee jàngoro yaa ngi koy woyaale beneen ñëw boobu da lay gën a sonal donc mooy loolu ko waral problème d'immunité moo ko waral ak surtout également ñoo xam ne feebar nekk na fa beneen ñëwaat soldat mënul xeex ak ñaari ennemi front yu bëri baaxul moo andi loolu maintenant képp kuy doomu aadama da nga jàpp ne corona amul mag amul xale amul góor amul jigéen amul ku dëkk fii amul ku dëkk fële ku ci nekk mën na laa laal te ku ci nekk bu fekkee laal na la li la ci may chance nga teel a dem kër docteur nga teel a woote foofu mooy chance bu njëkk bi loolu moo la mën a nga am yaakaar ne dinañ la sauver mais loolu moom mooy groupe vulnérable deuxième point bi c'est par rapport Artemisia man débat bi fi ma ko xoolee fi mu toll nii dinaa ñëw ci no progression exponentielle bi fi ma gisee débat bi bu xaw fan yi par rapport ak Artemisia man pour man débat bi du foofu pour dire vrai parce que li ma koy xoolee mooy c'est un problème de principe parce que li tax débat bi gën a bëri moo on a vu un pays africain ñu ne mi ngi def ci loolu Artemisia yàgg na am ci plante bu ñu naan Kingao la def Kingao bu jógoon Chine la jógee Kingao même fii Tivaouane am na ñu koy jaay ci ay paquet voilà man foofu Tivaouane dëgg la parce que bu nit ñi demee ba benn gis ne li ñuy soxla woon amuñu ko ñu wooti beneen garab loolu ça se comprend loolu c'est le cours normal de mooy liy normal mooy gis nañ ne peut-être que liñ ci doon yaakaar amuñu ko nit ñi dem wuti leneen maintenant li ma gis débat bi man fi ma ko gis débat bi c'est pas un problème de produit et là professeur Daouda Ndiaye moo koy wax lui moom la engagé benn institution mooy pour man Afrique am nañu possibilité def recherche que ce soit le Madagascar ou beneen pays ku ci gis dara loo xam ne parce que ba tey gisaguñu garab bu ko faj amul garab bu ko faj parce que faj bi ñuy di yaakaar mooy faj mu rey ko hydroxychloroquine bi ñuy wax ak azithromycine combiné boo ko combiné pour traitement bi c'est un traitement ba tey qui est dans le cadre symptomatique parce que ba tey traitement étiologique spécifique mooy boo xam ne mooy rey virus bi kenn découvrir ko amagul fenn donc lépp mooy képp koo xam ne am nga la yoo xam ne mën nga ko proposer ci table bi ba mu mën a rey wala mu mën a aar boobu c'est important et dans ce cadre là c'est pourquoi man je salue les chercheurs malgaches qui sont des Africains qui ont eu à faire une chose mooy lan
proposer quelque chose ba essai clinique la. essai clinique la mooy neewuñu ne ça va régler tout mooy na ko nit ñi jël testé ko xool ñoom résultat am nañu résultat yu baax. mais na ko nit ñi jël xool am na résultat yu baax loolu la ñu wax. et loolu on doit les défendre. parce que l'Afrique a sa responsabilité, a son rôle à jouer dans cette guerre-là. Justement Afrique bu ñu waxee OMS mi ngi artu ne garab googu conseillé wuñu ko kenn te Artemisia bu ñu waxee ne c'est une plante vieille de 2001 ba pare ñu ñëwaat ne. waaw cadre boobu mi ngi ko jëlee mooy par rapport au paludisme par rapport aux résistances. mais man yàgg naa ko wax li tax ma doon artu au départ. c'est par rapport à lii yaa ne xamoon naa ne débat bi dina posé wu. parce que liñ fa utiliser. même principe bi la. te OMS man de li ma comprendre mooy ba tey li valable ci médicament bi la wax leneen amul benn médicament bu spécifique boo xam ne nee na day rey virus bi. donc képp koo xam ne am nga étude yooyu def c' est vrai que am na yeneen débat yu posé wu par rapport à cette molécule là sur le plan palu loolu dinañ ko wax feneen. mais sur le principe man li ma mënul accepter qu'il y ait 2 poids 2 mesures li ñu permettre ñeneen duñ ko permettre ñii. am na risque bi am ci bi mu am ci yeneen yi rek. yow ci lan nga bëgg a wax ci hydroxychloroquine. oui quelles que soient les molécules man je veux pas spécifier les parce que moi je veux pas personnaliser les débats. man c'est pas le plus important bu ñu personnaliser débat bi rek dañuy réer. c'est un problème de principe. on est dans une situation où on a accepté le monde a accepté que képp ku yaakaar ne am na luy faj jël ko nga faj ko. loolu la foofu la nit ñi toll. kon yow su boobaa communauté internationale ngay wax kon ñu fexe ba Artemisia bi ñu yaatal jàngat bi. en tout cas pour moi encore une fois. amagul médicament spécifique on doit protéger certes des molécules. mais pour le moment bu ñu commencé ne ok yéen am c'est-à-dire il faut débat bi ñu étager ko li ñuy njëkk rek la mooy ñii am nañ droit def ko war nañ am ñu droit def ko ils ont le droit te bu ñu ko amee droit aussi les résultats. yi ñuy jox dañuy résultats yoo nga xam ne la scientifiquement c'est vrai que échantillons yi bëriwul là il faut le dire il faut des essais cliniques multicentriques sur un nombre important ce qui est valable pour ce produit est valable pour d'autres ba ñu gis lan la. même ñi koy jëli dañu koy testé ji xool. parce que garab yi ngeen xool ba mu ñu garab yooyu di ñu faj. jékki-jékki wu leen rek génne garab yooyu. déedéet da ngeen ko saytu paraît-il ay at. parce que ñun ñii actuellement ñu ngi bindee protocole de recherche bàyyiwuñu dara. au Sénégal commencé nañ ko depuis 2 semaines. pour également parce que aujourd'hui l'État a décidé d'accompagner la recherche. ñu ngi bind ci lu protocole fi yaakaar nañ ne fii ak ay bis yu néew dinañ ko soumettre nguur bi pour ñu xool lan la ciy financer par rapport à ça. man daal li may wax mooy. bu ñu jël débat bi débat personnalisé ko. c'est un débat de principe. de principe mooy am na ñu gis lenn amul fenn fu ñu newoon parce que xam nga li indi lii dafa amoon ay barrières yu ñu tegoon. amuñu woon fenn fu ñu newoon produit bi bu leen ko laal. comme bàyyi nañu nit ñi ñuy testé ba tey day poser problème bu ñuy waxee maintenant si on revient sur la molécule. Artemisia xam nañ ko bu baax a baax par rapport à la chloroquine à ce fois par rapport au pali. parce que aujourd'hui mooy molécule ba nga xam ne moom la ñu jël en combinaison moom du tuddee CTA moom la ñuy faj paludisme. mooy les seuls médicaments auxquels ñoom la ñu am pour traiter paludisme bi. boo xoolee gars yi li tax ñuy wax loolu c'est pour problème de résistance bi la ñuy bëgg aar. mais comme j'ai dit encore une fois loolu dafa war a beneen discussion la beneen mais parce que nit ki doo bàyyi ba li ñu ci def leneen ba génne ko nga ne ko nii donc entre chercheurs nag y compris dans les institutions internationales. ñëpp du ñu ànd ñii dañuy wax lii ñuy wax lii. consensus mooy am rek mais duñu musa nangu ci dala. donc ce qui fait que pour moi si ça permettait de régler tout le problème aujourd'hui ñu jeex ci Covid. mais où est le problème. voilà donc on avait bu ñu amee Bijou en repérage chez elle ñu appelle Visioco télétravail moom it préparé woon na ci sujet bu am solo. ci Artemisia man j'arrive pas à prononcer parce que tur bi moo xaw a xóot mais garab la boo xamante ni existe na paraît-il fii ci Sénégal Tivaouane sax gis naa ay nit yu koy paqueté di ko jaay comme quoi il faut pas nag ngeen dégg ni lii mooy faj rek ngeen def ko ay tisane di ko naan loolu la ngeen tuddee automédication. parce que foofu nag foofu nag que ce soit li ma wax démb comme bii. automédication. faj sa loolu moom baaxul ci dara essai clinique nag mooy médecin bi mooy xool docteur bi. mooy xool kan la ko jox comme dul jox. parce que comme je dis également lu mën a am du muy bii muy beneen garab. li ci am solo mooy ñu moytu. ñu jóge fi mën ñu beneen problème. te loolu li koy indi mooy automédication. te surtout man lépp lu nga xam ne tey je l'ai dit je le répète. war na mën a rey virus bi mu jeex tey. nañ ko dóor mu jeex ñu régler leneen parce que li may ragal mooy. dans 2 mois on va aller vers la transmission du paludisme. si mi ngi ñëw fii ak nawet baa ngi ñëw bu jaxasoo Covid 19 bi
dina jaxasoo lool. c'est vrai que bu ñu déggee spécialistes yi dañuy suñu xel dina dal mais parallèlement dañuy xaw tiit. jërëjëf professeur Daouda Ndiaye te pareeguñu ak yow on va tenter de joindre Bijou Sy et puis internautes yaa ngi réagir depuis sànq ñu ngi waaj taataan seen ay questions mais mun a am na point bu am solo boo xamee daañu ci ñëw ak yow muy feebar bi mu laalee corps bi actuellement fii ci dëkk bi et puis ci wàllu dem beeg dikk bi itam professeur wax na ko feebar bi moom ku toog di nga éviter lawam waaye nag ginnaaw lu mënta ñàkk faaw mu am mën nañoo souffler tuuti ci ndimbalug Sadbou Samb mi nga xam ni tey moo ñëw pour gunge ñu ci guddi gi faju mais di ñaan itam dafa am solo loolu defe naa sunu wàll la ñoom nag kër docteur la ñu ne obligatoirement nañu respecter mesures yi nga xamee ni digle nañu ko du takk masque rek mooy tax nga mucc ci feebar bi dafa am yu mu àndal yi mu àndal mooy yokku cet gi balaa ngaa laal sa masque na nga nettoyer sa ay loxo ba pare et que masque yi itam nañu xool li ñu koy jëfandikoo da ngay tekki takk dugal sa poche def sa sac sànni sa table yooyu yëpp dafa wóorul. pour su masque bi. bala ma dama fàtte woon benn question ci Fatou. mu ngi wax problème bu nombre bi bëree. dugg ay 1000. waaw fu mu toll nii moom li ci am solo ba am solo mooy. ñu xam ne progression bu ñu ko arrêté wulee. dootuñu ko attan. boo gis nga ne nit ñaa ngi commencé di wàcc liggéey. waaw te loolu dafay indi inquiétude. surtout que les gens ñu ngi wàcc liggéey seen kër. wàcc liggéey seen kër problème bi li feebar wax nga ñëw ci li ma wax ni Pape. mooy ki wàcc këram liggéeyam. xam nga bu dee cas la bu positif bu nga xam ne il est conscient. mën na wax kan la laal ak ku mu laalawul. mais ki nga xam ne wàcc na liggéey. mais mën na wax ku mu laal ak ku mu laalawul. donc cas communautaire day bëri. day gën yokk pour te dire que aujourd'hui il faut que ñu réagir immédiatement. bu ñu réagir immédiatement population bi je sais que nit ñaa ngi ci def li ñu mën a parce que tey il faut le dire aussi Pape. nit ñaa ngi sol masque yi. ñi ngi góorgóorlu. lu ñàkk nag benn ñaar ak ñett ñu nga xam ne ñu ngi seen groupe. ñàkkul ne soit dégguñu yëf yi. wala dañoo jàpp ne rek concerné wu leen te tey ñëpp la concerné. parce que buñ ko defulee rek dinañ egg foo xam ne Pape duñ ci mën a génn. ñun ñëpp nous sommes concernés c'est le combat de tous du combat wu waa Kër Docteur rek du combat wu professeur Daouda Ndiaye waaye suñu combat la ñun ñëpp yéen ñi seetaan nekk ci biir kër yi doon ay père de famille doon ay jigéen yu toppatoo njaboot doon ay jànk yu liggéey ci kër yi doon ay gardien combat wu ñëpp la na ci ñëpp jàpp bu ko defee mbir mi mën a dem ndax bu ñu moytuwul dina jur ak njàqare goo xamee ni du ñu xam fan la ñuy saafarawoo ngir jéem a peut-être dalal suñu xel mën nañu leen bàyyi ak Sadbou Samb yal na yàlla sàmm ñu boo noppee ñu doog a àggali Sadbou. Rasulallah yeneen mi fi nekkoon te daan digle lu baax xayaarul alamin borom Madina xayrul anbiyaa yow yeneen Muhammadun Ahmadun Xaamidun Mahmudun Mustafa lay wayal xayru naas dana la way Mustafa yaa jara way yaa jara kañ yaa jara daw ba dee yow yonen góor gan neena ku yàlla may baat bu neex wayo Mustafa way wayaquna sayduna Muhammad daa am tidaagu man li xayrihi mada Cheikh Sadbou neena is xayruhu li madxi xat an ma salax Cheikh Sadbou neena dara bi sharihi wa bil qariqa man lam yakun fi madxi madya saydina Muhammad sang bëgg Madina xadamahu fi kulli mawqi ala Mustafa lay wayal xayruna dana la way Muhammadu xayrul wara yonen ibnu Abdallahi taw kenn gënu la Muhammad doo xayrul wara
ibnu abdallahi taaw kenn gënul la way wi yaa ko moom rasulullah yonen doomi amina kenn gënul la seyduna muhammad moo gën a taaru ñëpp moo gën a jekk ñëpp moo gën a mat ci bind rasulullah gi waaye li muy taaru taaru li muy mat mat ci bind jikko jaa gën a matale rasulullah yonen doomi amina kenn gënu la sang ba ca Madina wa ajmalu minka lam tara qattu ayni seydina muhammad taar bi yàlla def ci yow rasulullah ki bët ma sa tegee ci ko mel ni seydina muhammad waaye wa akmalu minka lam talidi nishaawu ni nga mate ci bind yow rasulullah ki jigéen ma sa jur ko mel ni yow seydina muhammad waaye ndeke loolu li muy rëy rëy jikko jaa ko gën a taaru xuliqta mubarra'an min kulli aybin yonnen yaa rasulullah kenn gënu la sangi ba ca Madina Seex na Seex Saad Bu nee na maami si xayaa nee na maami Sërif Alwali nee na maami Sërif Baya maami Seex na Seex Saad Bu nee na sama maam amul tâche ku dul moom boo gëstoo ay mbiram fekk cay ñaawteef waaye Seydina Muhammad na biiram sete na la biteem sete na biteem sete na la biiram sete sifaatuhu kazaatihi fil husni yow yonnen doomi amina kenn gënu la jirimoo ana looy jooy jirimoo ana looy jooy xanaa xamoo ni ki gën ci jaam ñi gisul baayam ngeen gi yonnen yaa rasulullah kenn gënu la nattu yaa ko topp moom seyduna muhammad mustafa ba nu jàpp njabootam ga rey leen fa karbala xoolal Useynu doomam jaa keroog bam ko gàddoo di ko ñaanal ndox mu nga naan yéefar ya rey ngeen ku ma àndaloon ba desul ko may man sama doom ji ndaw ji ma yël leen ma ko ndox mu naan di yaakaar ne dina am ne ku am yërmande ci noon ya may ko ndox mu naan ndeke ñu ngay sox seen bali fitiya bañ ko sànnee mu jam ca xolu li ba basar ca ginnaaw deret ja tuuru ca loxoy Seydina Useynu mu nga naan leen def ngeen lu ñaaw waaye yomal qiyaam yàlla may àtte yéen ci kanamu maamam Seydina Muhammad Useynu ba muy dem Karbala jigéenam baa koy wayal di ko jooyal ala innama shawqi fil fuadi takama wa dam'i jara yaxki min alwajhi indama ala inna shawqi fil fuadi takama والدمع جرى يقي من الوجه عندما ولما هتايا للمسير ركبهم وقل لعيني أبدا لدمع بدماء نتودي كركراني لوليا ku weddi laajal xayrul anbiya ya rasulallahi nabi. jërëjëf Baye Cheikh mu ngi noonu. jërëjëf loolu la ñuy
yamandi bu ñu kanamee dinañu ñëw ci ki ma tax a siiw bu ko defee tonton mag tegal ñu ko incha allahu rabbi. ñu bégal ci soppe ndax boobu ba léegi ñu sonal ci ki ma tax a siiw. waaw moom la ñuy xaar en tout cas. waaw macha allah Sénégal yëpp kontaan nañu Sadbou Samb tey moo ñuy gunge. gis nga crise bi li mu indi mënatuñu def suñu ay tabala Nimsaat ren dañ ko annulé màggalu Kazu Rajab bi ñu annulé ko aj màkk gi ñu ndégani ñu ne dañuy xaar loolu doon lu garaaw Oustaz Assane c'est-à-dire au-delà de ñoom borom xam-xam yi ba ci diine bi feebar bi da koo laal. jërëjëf Baye Cheikh ba ci diine ji comme ni ñu ko waxee. c'est feebar bi da koo incroyable laal ndax boo xoolee tey yaa ngi koy junj léegi Makkatal Mukarrama boo xoolee Kaaba gi sa yaram day daw ndax mënul ñàkk. ndax jamono ji daan na fekk mu fees dell ak ñi nga xamante ni dañuy doon tawaaf di wër di ñaan yàlla di umra nga xam ne si weeru koor ñu bëri dañ ko si taamu woon tey mënatul nekk ndax coronavirus bi boo xoolee ndaje yi nga wax yépp di ay ndaje yi diine tudd nga léegi Kazu Rajab tudd nga léegi ay màggal yu bëri tudd nga léegi appel bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba si ñi nga xam ne dañ doon ñëw fii ci quartier général doon ñu bëggal ak bëggal soppe yi di tagg Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ña ñu doon àndal ñu leen di wayal loolu lépp mënatul nekk ndax coronavirus bi ndax ku ne xam na ne tagg Seyduna Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moo ko njëkk a def kon ku koy tagg rek mel na ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom ngay feelu ndax saat ba mu ngi koy wax léegi jikko la yàlla taggee woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taggew ko woon askan taggew ko woon alal taggew ko woon dara mais lu dul jikko ndax mu ngi koy wax léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni biiram sete noonu la bitam sete te loolu dara warula ko dul ay jikkoom yi nga xamante ni moom la sàlloo woon moo tax boo demee si mag ñu baax ji ku mun maam Maodo radiyallahu anhu mu ngi koy wax naan wa alyanu naasi qaalu lam yakun abadan bayna sahabati za maddin min al qadami moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee ne moo gënoon wàccee boppam si nit ñi moo gënoon am humilité moo gënoon oyof si nit ñi teewul moo gën ku yàlla bind moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam humilité moo taxoon bu daan ñëw si jataay bu ñëwee si jataay bi fii jataay bi yem fa lay yem mais nit ñi ñooy jóg ku gëstu ne kii du sang bi axakay di wër ba moom mooy mujj nekk si digg jataay bi moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu ne man tawaadaa lillahi rafa'ahullah képp ku wàccee sa bopp oyofal sa bopp toroxlu bañ a toroxal sa bopp suñu borom subhanahu wa taala moo lay yëkkati moo taxoon suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu nga xam ne lu mu am rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ko dippee ndax moo taawloo Moustapha caatloo Murtada deseetul dara Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tagg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam façon taggin bu nekk ba dem ba jëmmi jamono mu ne nag moom fi mu nekkati at mi daf ko xaaj ñaari xaaj muy juróom benn weer yi day julli si Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom benn weer yi mu tagg Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu bind ne képp kuy tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom suñu maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu moom ngay feelu ndax cofeel gu mu amoon si rasulullahi bi mu demee ba xam ne nag kii moom deselatu ko dara mu xool ko ne ko antal karimu anal xadimu dëhëran udimu fii ka sanaa i dëgg-dëgg yow yaa tedd dëgg-dëgg yow yaa sell dëgg-dëgg yow yaa yiiw xamal ne bés ni ki tey am nga ko nga xamante ni tey jii nii si waxin mooy sa ki nga xamante ne moo lay tagg ba ilaa yawmi diin ndax yow yaa tedd man maay kii lay tagg di la liggéeyal yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag dëhëran udiimu fii ka sanaa i tànk jant bi mu ngi soo rek di fenk rek maa ngi lay tagg moo taxoon mu ne kiraamati xattu yad yi nee na boo bëggee xam sama kéemtaan dëgg xoolal ni ma tagge Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Baye Cheikh yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla am te ñun ñooy njabootam Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo yore caabi buntu yëpp moom Seydina Muhammad yonente bu yàlla mos a yónni tollu nga diggante ba nga xam ne difficulté nga toll si jafe-jafe nga ñaan yàlla yonte yàlla Musa alayhi salaam keroog ba mu bëggee lab ba ko Firawna bëggee jàpp keroog sa géej ga ba Firawna moo mujjee lab keroog dafa ñaan yàlla yonte yàlla Nuh alayhi salaam noonu yonte yàlla Suleymaan noonu ku yàlla ma sa yónni rek ñaan nga ñaan yonte yàlla Isa alayhi salaam ba mu def Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu demee Taif xale yi di ko sànni ay xeer ba jëbe toj yàlla dafa yebal Jibril ne ko bu bëggee léegi ñaari montagne yi seq Taif ma def ko mu nekk doom dootuñu exister waxul waaw de dafa xool asamaan tontuwul Jibril ne allahumma igfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yow yàlla jéggalal sama xeet wi dañu ma xamul tey jii ana waa Taif ñoom ñëpp ne neen ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom moo waxoon
ne yonente yëpp toll nañ jafe-jafe ñaan ba mu des man sama jafe-jafe dama koy denc ba ëllëg yomal qiyaam ñu ne ko looy ñaan bu ñu ñëwee yomal qiyaam mu ne mooy sama xeet kenn bañ a dugg safara moo tax keroog yomal qiyaam moom la yàlla di jox liwaa'ul hamdi muy drapeau sant yàlla ba mu taxaw di sant borom bi subhanahu wa taala saat bu way na ko léegi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ëllëg yàlla dana ko jox ba mu doyal moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jaaraama suñu mag ñu baax ñi maam Cheikh Saadu Abihi wa xayatu wax na ko wax na léegi ak njabootam gu tëdd gi yëpp fa tabarakallahu ma sha allah nga xam ne ñoom ñëpp mag ñi liggéeyal nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la nga xamante ni dal na xel Baye Cheikh macha allah en tout cas lépp la ñu annulé ba ci festival Salam nga xamee ni at bu jot moo leen daan gunge ci télévision Futur Média ñi ko jiite di sunu wayjur Mara Dieng ñoom Cheikh Thierno Ndiaye ak ki nga xam ne ni mooy Père Abdoul Aziz Mbaye Mao Cissé ñoom ñu ngi may xamal sax ni annulé nañu ko mais dinañu proposer ay best of pour téléspectateurs yi incha allah dinañu ko commencer ak émission boobu leen di Tabala ci guddik Seydina Mohamed ba festival Salam donc loolu itam dina doon njëriñ pour téléspectateurs yi. ñu ngi jot ay questions yu bëri pour ki nga xam ne ni moo di professeur Daouda Ndiaye waaye fàttaliwaat leen ni itam ndimbal yi dañu koy continuer ci émission bi à tout moment gis ngeen ni numéro téléphone yaa ngi affiché wu ci suufu écran bi même bu fekkee ñoo ngi wax bu leen neexee ngeen composé parce que am na équipe yu nekk ci ginnaaw dinañ leen jël bu ko defee ñu cër leen ci ñu jàpp ni war na mën a jëriñ ay famille ci période crise bi ndaxte ñaar fukki junni mën na doon dépense ay fan am na ay pañe yoo xamee ni itam mën nañ ci dund ay fan yooyu yëpp nag ak jàppandal la bu leen quartier général jagleel puisque Maïmouna Gueye Bambalo wax nga ko laataa ma leen di fekk si foofu ci beneen studio bi crise bi dafa laal wàllu koom à un point bu inimaginable te loolee dafa jaaxal ba jaaxal ñi nga xam ne ni ñoom la ñu ràññee ci wàllu saytu évolution koom ci dëkk Maïmouna. voilà dégguñu la bu baax peut-être je laisse au soin peut-être ñu au technicien ñu xoolal micro bi parce que li ngay wax am na solo c'est-à-dire domaine li mu laal ci wàllu koom baax na itam ñu saytu ko xool ko balaa ñuy delluwaat ci wàllu wér-gu-yaram ak professeur Daouda Ndiaye ak question yi nga xam ne ni internet yaa ngi koy posé on va revenir ci remèdes yi ak Bijou mi nga xam ne ni elle est en place actuellement on la retrouve chez elle dans quelques minutes en visio télétravail comme ni ñu koy defee ci période de crise bi ba tey donc Maïmouna ngi woon ci li nga xam ne ni mooy impact yi ñu seetlu ci wàllu koom muy lu jéggi dayoo loo xam ne ni am na ay sénégalais sànq am na ku ñu faati woon daan na jaay ay lëjum waaye fi mu ne mënatul dem njabootam mënu leen dundal comme il faut peut-être am na ay ndimbal yoo xam ne ni mu ngi jóge ci ñenn ñi fas yéene dem ci moom am na ñoo xam ne ni amuñu chance suk ñu wane leen ci télé bi kan moo leen di dimbali te wax nañu ni gor dafa sonn du yolwaan te rus na ñaan donc ki rus ñaan nu muy def ci période boo xamee ni dañu ne ñëpp nañu toog seen kër autoconfinement ak moytu feebar bi toogaay bi bañ dem fenn mooy tax du law donc vraiment metti na ci wàllu économie bi may mën a beneen micro bi voilà am na beneen micro bu ñu la jox pour tester ndax baax na voilà donc Maïmouna je pense. Pape yaa ngi may dégg. voilà maa ngi lay dégg léegi. yaa may dégg bu baax foofu si studio bi sorianto ok. donc noonu laa ko doon waxee ma ni en fait ñëw si li nga xamante ni mooy impact économique bi nga xamante ni mbas mi am na ko Pape Cheikh ñëpp nag yëgandoo ko ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ak ñi nga xamante ni sax dañu yaakaaroon ci ñi nga xamante ni dañuy liggéey di leen jox loolu yëpp nag am na économiste boo xamante ni demoon nañ seeti ko moom déjà defal nañu résumé bi wax ñu ban impact surtout au niveau des transferts d'argent jox ñu ay chiffres clairs yoo xamante ni vraiment gis nañ ni wàññeeku na dañ ko déglu dellu siwaat
Covid bi li nga xamante ni def na ko ci jéye ci jumtukaay liggéey yi mais dafa bëri na waaye tamit comme ni nga ko waxee sénégalais yi nekk bitim réew di daan seen doole ñoom seen kattan dafa wàññeeku ndax ku doon xëy ñu ne la léegi bul xëyti na nga toog sa biir kër bon yow la nga daan liggéey ndax ñu ci bëri dañ daan def commerce am na tamit ñuy liggéey ci wàllu hygiène am na ñuy liggéey ci wàllu manufacture mais liñ ci mën a jàpp daal mooy ni ñu ngi xaar envoi yi ñu daan def mu wàññeeku BCEAO dafa wax ni UEMOA en 2017 2500 milliards de francs CFA moom la migrants yi dugaloon ci UEMOA 100 milliards yokk na ci en 2018 maanaam jóge nañ 2500 milliards dem 2600 milliards te loolu 47% yi dañu wax ni immigré sénégalais yi ñoom ñooy dugal loolu 47%. ñaareel bi waa Bamako la waa Maliens yi ñoo ci dugal 20%. bon boo dee nag sénégalais yi ñooy dugal 47% sur 2600 milliards bon loolu bu amee day indi njàqare ci ñaari yëf ñaar mooy ñoom la fa nekk ndaxte am na sax ñi ci faatu dégg nañ ñoom fi nekk ñi ngi xool sax naka la ñuy répatrier seen i néew donc koo xamante ni donc ñeneen ñi toog nañ seen kër donc loolu lu doy waar la te lu du nekk sans conséquence ci économie réew loolu moom lu leer la président li mu def nag wax ni day jël 12 milliards dimbali leen ko loolu lu rafet la ah yaakaar naa sax tuuti na ndaxte dañ leen di delloowaat rek la nga xamante ni ñoom daan nañ ko dugal ndaxte BCEAO dafa wax ni 2600 milliards yooyu ñu fiy dugal boo xoolee bon Sénégal à peu près 1300 milliards la fiy dugal immigré sénégalais yi te loolu 10% yi ay investissement la du rek ay dundal seen njaboot mais dañuy ñëw tamit di investir ci immobilier di investir ci mbay mi di investir ci ay biens d'équipement sunu kilifa yi war nañ xoolaat seen bopp ci ñaari yëf bi ci njëkk mooy la nga xamante ni dañ koy lekk dañ koy jéggaane BCEAO dafa wax ni en 2018 7000 milliards la ñu jéggaani ci bitim réew ci loo xam ne dañ koy lekk loolu jéggi na dayo te lan la ceeb la suukar blé ak meew loolu wax dëgg fa yàlla jox nañu luñ ko mën a defaree ñaareel bi moom mooy énergie waaw énergie tey yàlla jox nañu jant bi jox nañu ngelaw président def na ci ay jéego mais faw ñu yokk ko ñu jël énergie solaire bi kër gu ci nekk ñu defar ko tey leneen li mooy importation de biens d'équipement yi loolu bëri na fi mu ne nii koo bëgg rek mi ngi dawal oto mais nañu defar transport public yi mu baax nga xamante ni kuy demati Dakar nga mën a jël oto nga def président defar na TER sax mais yooyu leen ñoo war a gën a kii autorail bi na dox nga xamante ni kuy demati Touba wa ngay dem feneen nga jël voilà on ne parle jamais sans l'avis des spécialistes may mën a ki nga waxtaanal wax na lu am solo ndax koom gi dëgg la virus bi feebar bi laal na ko bu baax waaye jokkalante gi ci yónnee xaalis bi itam dafa gën doon lu tar parce que am na ci ñu bëri ñoo xam ne ni seenu njaboot a ngi fii Sénégal par exemple ñu nekk bitim réew at mu jot wala weer wu jot li ñuy dundee ña nekk bitim réew ñoo koy liggéey di leen ko yónnee te loolu itam dafa doon lu sooxe fi mu tollu tembe ak crise bi may mun a ni nga ko waxee Pape Cheikh noonu la parce que moom déjà ñëwaat na li nga xamante ni mooy flux financier yiy jóge bitim réew ñëw fii Sénégal déjà si UEMOA rek Sénégal nekk na dëkk bi nga xamante ni moom moo ëpp li nga xamante ni moom la ñuy yónnee ci xaalis topp ci dëkk bi nga xamante ni mooy Mali donc nag bu ñu desee ci biir Sénégal ba tey dafa am montant yoo xamante ni dañ ko estimé woon dernièrement à 1300 milliards de francs CFA yoo xamante ni dafay dugg ci réew mi di jëm ci yeneen sénégalais c'est-à-dire sénégalais yi nekk ci diaspora bi ñoo ko ciy indi xaalis boobu nag Pape Cheikh booy xool plus de 10% dafay dem ci li nga xamante ni mooy investissement en dehors de yeneen montant yi nga xamante ni ci consommation parce que dañuy jàpp ni ñoom dañuy yónnee consommation mais kër yu bëri aussi sénégalais yi nekk ci diaspora yi ñoo koy tabax daal di liggéey ci li nga xamante ni moom mooy immobilier donc boo xoolee loolu nag nga ñëwaat aussi ci yeneen point yi nga xamante ni mun nañ ci waxtaan aussi Pape Cheikh parce que entreprise yëpp dañu def li nga xamante ni moom mooy réorganisation mu nekk déjà ci état bi commencé waat encore ci li nga xamante ni
ni mooy ay entreprises privées ñoom ñëpp ñu def ay mesures yoo xamante ni pour accompagner ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey bu ma ñëwee si li nga xamante ni mooy IPRES institut de prévoyance retraite nga xamante ni Pape Cheikh dañuy naan mag ñi ñooy ñu bëri ñi nga xamante ni feebar bi da leen ni laal boo demee si ñoom léegi jaratul ñuy déplacé wu wala ñuy dem di fayeeku seen ay pension dañ leen koy yónnee directement wala ñu boole jël seen carte d'identité jox ko ñi nga xamante ni mooy seen ayant droit yi ñu dem jël ko soo xoolee aussi lu dem si wàllum paiement de facture bi état bi def na ay mesures d'accompagnement lalatuñ ci frais opérateur économique yi aussi def si ay mesures d'accompagnement wàññi frais yi nga xamante ni moom moo ci lié woon mais de façon globale tey suñu mënee wax impact économique bi dañuy mën a wax c'est global parce que dafa nekk impact boo xamante ni ñëpp ñoo koy ressentir ñëpp ñoo koy gis taux de croissance bi nga xamante ni président de la république nekkoon na lu rëy loo xamante ni moom la réussir muy yéeg di yéeg ba ëpp ay 6% tey prévision yi nga xamante ni moom la ñu am taux de croissance bi dina nekk au maximum 3% et il y a de très très fortes probabilités pour ñu am taux boo xamante ni dafa moindre Pape Cheikh bu ñëwee ci mesures yi nga xamante ni nag moom lañ yaakaar ni dina aider nit yi ñu faire face parce que soo waxee pandémie wax impact état rôle am mooy mu accompagner nit yi pour que ñu bañ a ressentir bu baax loolu di crise économique bi moom moo tax nag mu jël yenn mesures yi comme li nga xamante ni mooy salaire yi pour am sa salaire mënuñu la fay en deçà de 70% de montant bi nga doon am mais su fekkee sa salaire nag bëriwul torop da nga doo am lu yées SMIC bi te fii SMIC bi Sénégal Pape Cheikh mooy montant bu ndaw a ndaw bi nga xam ne mënoo yées loo koy fay nit mooy 58 900 francs Sénégal CFA donc montant boobu en temps de crise kenn warul fayeeku lu gën a yées loolu ñu koy rafetlu nag mu nekk ay mesures yoo xam ni ça am effet pour protéger li nga xamante ni moom mooy emploi yi am aussi ay mesures étatiques yoo xamante ni dañ ko def pour les ménages c'est-à-dire ñi nga xamante ni seen doole dafa wàññeeku bu baax a baax a baax a baax te seen loxo jotul seen ginnaaw jox nañ leen ay accompagnement wala boog ay ressources yoo xamante ni dinañ ci mën a dund mu nekk ceeb nekk diwliñ nekk ay saabu ak yoo xamante ni vraiment dina leen aider à ce que ñoom li nga xamante ni moom la ñuy utiliser Pape Cheikh ñu mun ko am ni mu waree. voilà merci Maymouna li mu laal ci wàllu koom dina tax sax ñu waxtaanee confinement ñoom professeur Daouda Ndiaye ñooy xelal président après président génn ak ay équipe am ñoom ministres yi ak ñoom seen def ay déclaration jël ay décision donc lépp ci ñoom la jógee am na ay jamono ñu bëri tiit ba foog ni président ci xalaatuk ñoom professeur Daouda Ndiaye daañu décider confinement total te su boobaa dafay metti surtout ci wàllu koom donc damay bàyyi professeur mu dencal ma point boobu puisque dinañ ci ñëwaat mais pour gagner du temps dafa am itam leneen loo xamee ni bu weesoo Maymouna Corombaar Ndiaye da koo waaj muy lu am solo di lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi importance am actuellement am na ay nit yuy sàcc de temps en temps di am ay nit yu ñuy fay di jaar ci tegg yi et pourtant loolu baaxut defuñu ko rek ngir bakkanuk président wala autorité yi waaye dañu ko def ngir éviter lawok li nga xamante ni moo di Covid 19 bi donc importance su wàññi dem beeg dikk bi je pense que baax nañu waxtaan ci surtout ak beneen borom xam-xam boo xamee ni dafa yëngu ci wàllu sociologie. Maintenant c'est pas la première fois bu ñu fàttalikoo bi ñuy am épidémie ak léegi bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam bi nga xamante ni moom la ñu waxtaanal saa su nekk problème la boo xamante ni da doon posé wu surtout ñun dañu nekk ci dëkk bi nga xamante ne lii yàlla xam doy na comme ni ñu koy waxee loxo jotul ginnaaw les gens vivent au jour le jour donc xëy na toogloo ay ñenn yi dina xaw a jafe. mais njariñ loo fekkee comme on dit te lii bu fekkee ni boo toogee wér je pense que loolu mooy gën ki nga xam ne moom la ñu waxtaanal di Sylvain Faye moom socio-anthropologue la xam-xamam màcc bu baax jëm ci li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee rawatina mbiru mbas yi nga xamante ni jot nañu ko dund dañuy dem juste recueillir li nga xamante ne moom moo di xalaatam ci sujet bi et on se retrouve juste après. mbas mi suy développé wu nit moo koy jox nit. loolu première leçon bi deuxième leçon bi gis nañu ne que
ay déplacement voyage yeeg yooyu moom mooy tax virus yi di circuler day circuler ak nit ñi xam naa nu nekk aussi suñu jëlee peste gis nañ nekk aussi ci li nga xamante moom la ñu waxee peste noire guerre 100 ans bi moom moo tax désorganisation sociale maanaam yëngu-yëngu mën na andi aussi épidémie développé ko mais li nga xamante ne moom lañ ci jàngat aussi mooy à chaque fois que ñu ngi am ay liggéey wala lépp ay modification yi ñuy def moom la ñuy woowee changement écologique loolu day tax ba virus yi nga xamante ne ñu ngi fi dañuy gën a jege nit ñi beneen jàngat biñ ci am maanaam lépp ni ñu xeexee mbas yi suñu jëlee peste moo doon mesure coercitive maanaam dañu doon fàqat dañ doon mettital nit ñi pour mën a jeexal mbas mi mën nañu ci lañu commencé li ñuy woowe quarantaine te ñu ngi koy dégg lu bari ci jamono ñu toll ni cordon sanitaire sànq expliqué naa lan la tekki woon vaccination ñu commencé ñàkk nit ñi di leen forcer mën nañu ne aussi ci jamono jooju ci la ñu créé li ñu doon woowe lazaret dafa nekkoon foo xamante ne foofu lañ doon denc nit ñoo xamante ne suñu tukkee ñëw ci benn dëkk ñu soupçonné nekk dañoo jógee foo xamante ne amoon na peste foofu lañ leen doon teg moom la ñu comme quarantaine régime passeport sanitaire ci lañ ko créé tamit ba pour que nga mën a dugg dëkk il faut nga wane kayit goo xamante ne wane na naka ñàkku nga te doo fa andi feebar ci jamono jooji ci la ñu doon lakk kër yi nga xamante ne moom la nit fi nga xamante ne nit ñi feebar foofu la ñu dëkkoon beneen jàngat biñ ci def mesure yooyu yëpp ay étranger ñoo ko doon def di mettital nit ñi di ignorer maanaam xam li nga xamante ne mooy suñu cosaan bañ ko jëfe mën naa jël exemple nit ku dee ci mbas yu mel noonu ñu daal di ko suul te famille am fekkeewul yeneen ak yeneen ak yeneen bi ci mujj biñ ci jàng mooy tubaab gi xamoon na ne que pour que nit ñi accepter nangu ay vaccination il fallait voilà ñu doon déglu professeur Sylvain Faye sociologue la wax na importance su wàññi déplacement yi dem bi ak dikk bi ci période épidémie wala pandémie coro voilà Baye mu mel ni itam du lu bees parce que ci épidémie yu bëri yu ñu mas a xam ci Sénégal wala ci àddina majeur problème mu kilifa yi moo doon fexe ba nit yi toog ci seen ay kër mi ngi koy fàttali ci ay jamono lazaret la ñu daan gën a wax ñun tey on parle de confinement ak yu mel noonu mi ngi wax waxu passeport sanitaire bi nga xamante ni li ko waraloon rek mooy gën a saytu ñi nga xamante ni ñoom ñoo tukki woon te ci jamonoy feebar xëj na ñëw mën a indaale jàngoro bi waaye leneen loo xamante ni itamit wax na ko muy wane ni rek évolution quand même am na bu baax ci dunduñu doomu aadama parce que ci yooyu la jamono xëj na bu feebar amaan kër yi mu dugg dañu koy taal tey kër yooyu tey ñun Dakar wala Sénégal par exemple da ngay gis service d'hygiène ñu quarantaine kër yooyu génnee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk waa service d'hygiène dem pompé waat ak yu mel noonu mais encore une fois bàyyi li ñu jot rek ñu gën ko fàttali nit yi mooy toog bi sauver nga sa bopp sauver sa njaboot sauver ñeneen ñu nga xamante ni xëj na mënoon nga leen wàll maintenant après on me dira am na ñoo xamante ne mënuñu toog on est d'accord am na ñu nga xamante ni itamit faaw yenn saa yi mesures yi ñuy jël mu ànd ak ay accompagnement parce que quelquefois quand même on est désolé de le dire mais dañuy def mel ni kuy mettre les charrues avant les bœufs parce que tey bu ñu jëlee rek benn exemple muy li nga xamante ne moom la ñuy coow boobu ak léegi muy mburu mi naam on est en train de jéem a améliorer indi ay stratégie yu bees pour nit ñi mën ci jot sans jafe-jafe pour le moment Dakar la commencé yeneen région yi naka la ñuy def yooyu yëpp ay laaj la yoo xamante ne dañ koy posé wu on nous dira c'est bien quand même de prendre des mesures mais yenn saa yi day baax itamit mesures yi am
am loo xamante ne moom moo koy jiitu ba nga xamante ne sooxe wala rëkk-rëkk du ci am pour ensuite qu'on revienne en arrière jëlaat yeneen mesures yu nga xamante ne moom la ñuy soxla parce que tey bu ñu nee nañu toog oui bu ñu dem juma oui bu ñu dem jàkk oui bu ñu beaucoup d'interdictions yoo xamante ne ñu ngi koy jéem a matale et que en retour on se retrouve dans les marchés yi nga xamante ne aujourd'hui on nous dit niiw virus yi la on se retrouve dans les boulangeries de 14h à 18h en cette période de Ramadan pour mën a wut mburu ak yeneen je pense que ay jafe-jafe la yoo xamante ne c'est toute une chaîne donc il faut ku nekk ci xeex bi ni ñu koy waxee ñun ñëpp benn ennemi la ñu am muy coronavirus boobu ak léegi ñuy daw ak def ay kéem kattan ku nekk di ci sa wàll ngay xool noo def pour gën a mën a matale sensibilisation bi donc dina baax ñu gën a bàyyi xel ci lu mel noonu mais li ci ëpp solo rek mooy toog bi moom dina bokk ci liy wàññi propagation virus bi. voilà professeur Daouda Ndiaye indi na ci ay leeral sànq toog bi mooy li gën importance su wàññi dem beeg dikk bi kuy génn na la farata génne autoconfinement loolee la ñu woote pour le moment décision yi peut-être ci ñoom lay jógee dem ci président doog ko jox sénégalais yeeg ay jëwriñam waaye baax na itam ñu koy méngale ak réalité dëkk yi loolu itam beneen point la boo xam ne ni professeur ji dañ ci dellu si waat ak yow dañuy course ak temps bi le temps may delluwaat studio 1 pour séddale ndimbal yi dañuy jokkoo ak Bijou Sy moom it en mode télétravail pour am leneen lu ñu tegal professeur Daouda Ndiaye jëm ci remèdes yu bees yi ñuy dégg sànq am na loo ci wax tuuti muy artémisia bi ak beneen médicament paraît-il bu ñu découvrir maintenant il y a beaucoup de polémiques yu judd autour barki démb dégg nañu président de la République bu Sénégal Cheikh na waxtaan en visio télétravail comme ni ñu koy defee nii ak Bijou Sy def na ko ak président bu Madagascar bi paraît-il commandé na sax loolee nga xam ne ni moom la ñenn ñi fajoo foofee ca Madagascar donc Bijou ñu ngi lay nuyu je te laisse le soin nga nuyoog professeur bu ko defee nga ñëw ak moom ci li nga indi tey jëm ci pàcc ak remède yi ñu découvrir période bi paraît-il. Bonjour Pape Cheikh bonjour waa plateau bi rawatina suñu invité bi di professeur ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan c'est vrai que gis nañu échange entre le président Macky Sall ak président wu Madagascar ba ñu ne commandé na sax li nga xamante ne moom la waa Madagascar tuddee Covid organique defal ko à base d'artémisia on se dit juste que logique le suivant parce que boo dee xool il y a quelque temps professeur Raoul moo ñu doon proposé chloroquine di wax ni moom lay traité ay maladam ba nga xamante ne moom li muy wax ci résultats yi muy joxe tout le temps mooy ni que coronavirus bi dafa commencé dellu ginnaaw bu baax fële di Marseille ñun aussi Sénégal gis nañu professeur Seydi mu wax ñu que ni ñi ngi utiliser chloroquine bi suñu basé woo sur le fait que chloroquine tey dafa doon faj paludisme ba effet secondaire yi mu daan am moo taxoon ñu arrêté ko ñu gis aussi que artémisia am na médicament yoo xamante ne c'est à base d'artémisia te lépp ci xeex paludisme la donc on trouve logique que bu ñu gisee ne ñi ngi koy tester pour xeex li nga xamante ne moo di coronavirus que Sénégal war ci mun war ko mun utiliser non seulement pour xeex feebar bi mais aussi pour prévenir seulement li ñuy ragal Pape Cheikh comme d'habitude mooy automédication ndax seetlu nañ ne depuis bi ñu ne artémisia existe na y a eu beaucoup d'articles yoo xamante ne génn na ñuy wax ni que ñu ngi koy bay fii Sénégal ñuy ragal nag population bi dem witt ci xoojal ko seen bopp naanal ko seen bopp te duñu xam ban dosage lañu war a utiliser rax ci dolli institut bi di institut de la recherche appliquée bu Madagascar ñoom li ñu wax mooy am na yeneen i essence yoo xamante ne mélangé nañ ko ci kaw loolu avant ñuy jokkoo ak professeur rek bi nekk ci plateau bi dama leen di proposer ñu seetaan reportage bi nga xamante ne Chérif Diop def na ko daal di interviewé ki nga xamante ne mooy Mathieu Gueye nekk chef recherche département botanique bu IFAN ak aussi kii di Alioune Diop Fall nekk professeur en pharmacologie donc ñoom ñaar ñu waxtaanee artémisia ak itam nan lañu war a éviter ci utilisation bi. organique di li ñu jot ne dina daal di saafaral li nga xam ne moom moo di coronavirus garab gi nag ñu woowee artémisia daal di sóobu ci woowule wàll kile nga xam ne xam-xamam màcc na ci loolee di ñu xamal garab gi le benn ñax la boo xam ne Chine la soqee ko mën nañ ko béy ci suñu réew yu bari Afrique Madagascar dañ ciy béy lu bari seen gëstukat yi gëstu ci yàlla def ñu am luñ ci gis di ñu ko proposer pour faj Covid-19 bi. mais yaakaar naa ko parce que gëstu nañ ci te luñ ci gis
yaakaar nañ ne efficace na rafet naa ci njort. donte dey bile garab am na fii ci réew bu Sénégal li ñu ragal kay moom mooy jëfandikoo bu ëpp bi wala bokk ñi nga xam ne dañ koy jëfandikoo te kenn du leen ko digtal. depuis plusieurs années ñu ko fiy bay ci yenn régions yi waaye garab bu munti doon ñu wax ni buñ koy utiliser bés bu nekk surtout que dañ koy utiliser pour prévention buñ koy utiliser bés bu nekk wante di ko utiliser ci anam boo xamante ne day fort maanaam day concentré. comme niñ koy faral di defee ñun parce que lu ñuy def ñun dañuy bëgg di ko def mu far bu dee yooyu anam lañ koy jëfandikoo mun na jur ay loraange. virus bi di wéy di def njombe ci askanu Sénégal naka noonu itam ab laaj daal di samp ndax duñ ci boole li nga xam ne moom moo di pajuk cosaan mi. médecine traditionnelle bi waaw mën nañ ci gëstu te yaakaar naa biñ ci jógee bu ñu jógee ci mbas mi yaakaar naa médecine traditionnelle bi dinañ ko gën a fullal jox ko cëram. jox ko gëdëm parce que buñ ko joxee gëdëm yaakaar naa ne mën na dimbale réew mi. faj ci wàllu gàncax loolu jarul woon ñuy xaar Covid 19 pour jéem a xool nu ñu koy dugalee ci wàllu faj yi parce que am na ay gëstu yu bëri ñu def yi wane ni garab yi am na yu bëri yoo xam dañuy faj. li nga xam ne moom moo di Covid organique nag réew bu Sénégal sóobu ci ba tax ab commande daal di ciy war ca Madagascar. voilà mu ngoog ab gëstu boo xamee ni Cheikh Diop journaliste bu rédaction bu télévision Futur Média moo ko def jëm ci paj mi ak li ñu jàpp ni war nañ ci mën a dellu et puis dégg nañ ci ay borom xam-xam yoo xamee ni ils sont tellement pertinents sànq rek maa ngi dégg waxtaan wi nga xamee ni séq nañu ko ak Abdoulaye Cissé en direct ci télévision Futur Média comme quoi on a assez de borom xam-xam fii ci Sénégal mais malheureusement bugguñu feebar bi law yokku ba sunu hôpitaux yi duñ leen mën a toppatoo bijou si. Pape Cheikh li ma naan di tooñ naan président Macky Sall na commandé artémisia bi indi ñu naan ndax ñi ngi naan jus de buy ñi ngi naan jus de bissap ñi ngi naan suñu ay tisane tàmm nañu médecine traditionnelle et tey boo demee à l'université di nga gis professeur yoo xamante ne seen recherche yëpp ñi ngi ko basé ci li ñu tuddee garabu wolof mosoon naa indi ci télé bi benn sirop boo xamante ne sirop à base de ngeer la te dafay faj soj comme yeneen sirop yi nga xamante ne mi ngi jóge à l'extérieur ñu koy jaay mu cher ba dee pour mun a faj soj donc il faut ñu gëm li nga xamante ne moom la ñu am il faut ñu gëm ne tey dara bu xewee solution bi war na mun a jóge Afrique pour dem à travers le monde pas juste tout le temps dañuy xaar Occident def benn recherche ñu basé wu ci daal ci sukkandiku pour mun a faju te gis nañu ko ñun ñëpp su fekkoonte ne tey ils ont les moyens wala miin nañu virus bi miin bu tax ñu mën ko éliminer éradiquer ko seen cas yi du toll fii mu toll donc tey base artémisia la ñu wax donc comme amaguñu beneen solution man damay supposer nañu ko jéem a utiliser pour xool naka lay demee parce que c'est vrai que recherche scientifique am na lu mu laaj di nga jël population témoin di nga jël ñoo xamante ne effet placebo moo leen di faj di nga jël ñoo xamante ne yeneen médicament nga leen di jox pour comparer mais bu fekkente ne loo xamante ne dafa jëm ci feebar bi coronavirus bi di joxe tey on a ni le temps ni nit yoo xamante ne war nga leen mën a jël sacrifier leen pour def test moo tax médicaments yi jot a exister rek la ñu mën a utiliser c'est le cas de médicament bi nga xamante ne tey publier nañ ko fële ca France même bu fekkente ne recherche bi validé guñu ko mais urgence bi médicale bi nga xamante ne moo tax ñu génnee ko mi ngi tudd tocilizumab ñoom dañ ko doon utiliser ci traitement polyarthrite ndax day bloquer benn protéine boo xamante ne ci inflammation lay agir donc bi ñu ko utiliser gis nañu ne que li ñu tuddee orage inflammatoire bi am ci ñi am coronavirus daf koy éviter et puis seetlu nañu depuis bi ñu ko commencé utiliser ba léegi nombre de décès yi dafa wàññeeku nombre de personnes yi ñuy yóbbu en réanimation wàññeeku donc ñu ngi ci def yeneen recherche d'ici quelque temps pour jéem koo gën a développer pour xool nan la ñuy def pour xeex ak coronavirus bi ak loolu mais man question bi ma bëgg a laaj professeur tey mooy le fait que virus bu bees la xamaguñ ko xam boo xam ne dina mun a permettre ñu teg vaccin ci lu gaaw wala ñu teg benn molécule ne lii moom moo ko mun a éliminer ci lu gaaw lan moo tax tey scientifique yëpp du ñu jokkoo ci yi nga xamante ne jot nañu ko trouver muy chloroquine wala artémisia di njort ne war na mun a dimbali ñu mun a faj coronavirus bi. waaw professeur. oui jërëjëf Bijou maa ngi lay remercier di la nuyu di la nuyu sant ci question bi waaw mooy li ma yàgg wax rek c'est-à-dire pour man jamono ji ñu toll bépp essai clinique bépp molécule boo xam ne ñi am na chercheur yu ko liggéey am nañ ci yaakaar que mën na faj surtout que mën a faagaagal virus bi
boobu dañ ko war a encourager donc mais ñu xam ne également que en tout cas boo jëlee suñu réew muy Sénégal aujourd'hui ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñi ngi liggéey ci wàllu micro-organisme ñi ngi liggéey ci wàllu plante c'est l'occasion également de dire effectivement qu'à l'université les services de botanique bu faculté de médecine comme faculté de sciences